gis nañu ñun ñi nga xam ni ñun ñooy jullit ñi maanaam rôle bi ñu ciy joué consciemment ou inconsciemment boo xoolee ñun en quelque sorte ñu ngi dem ba koy tolérer et à la limite ñu ngi koy accepter donc ñun gis nañ suñu part de responsabilité ci affaire bi léegi phénomène bi ñi nga xam ni ñoom ñooy les instigateurs ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo am intérêt à ce que ñu dem ba góor jigéen law ci àdduna bi ñoom fan la ñuy jaar ak ñun seen forme de propagande yan ak yan nga ñu mën a wax ci forme de propagande yi nga xam ñoo am nañu ko. voilà très bonne question. gis nga li ëpp importance ci combat bi foofu la nekk mooy que booy xeex dara da ngay xam ki ngay xeexal moom lu mu bëgg ak nan la ko bëgg a defee foog nga xam yenn méthode lu bëgg a utiliser. gis nga manipulation bi nga doon wax ci Bernays mooy ñëw bu fekkee ne xamoo l'ennemi naka nga ko mën a combattre bu fekkee xamoo sa noon bi li mu bëgg ak nan la ko bëgg a xeexee noo koy défendre sa bopp. moo tax Karl Marx waxoon ni bu ngeen bëggee combattre benn mbir de grâce na nit ñi dellu si waat foofu mooy fokk nga xam source originelle bi lii fu mu jógee nga xam lii lu ko fi indi li ma wax lu si nekk question la recherche bopp bu yaatu la lii fu mu jógee nga xam ko bu ci forme yëpp ba mu mat. nga xam fii lu ko fi indi nga xam li ko fi indi ci forme yëpp ba mu jeex nga xam lii fu ñu jëme nga xam fu ñu jëme ci forme yëpp ba mu jeex nee na boo xamee ñetti question yooyu ci ngay soog a mën a xamee nu ñu koy résoudre waaye tant que da nga ignorer yooyu doo xam dara xam nga lu ngay féetewoo wax ju bare te li ngay xeex day continuer di yokku te mooy li ñu daal ñun dañuy wax rek ñoom ñuy xeex jigéen góor jigéen ñoom déggoo leen ñuy wax de ñu def promotion góor jigéen doo leen dégg ñu wax dañuy agir dañuy jëf loo xam ni ay manuel la ñuy utiliser loo xam ne dañuy am résultat par force te yow nag da ngay wax ba xotteeku pourtant li ngay kaas day yokku mais pourquoi ñëpp a ñu wax nañu marche nañu manifester nañu sànni nañuy xeer def nañ tout mais rien dam lay avancer rek di dem mais pourquoi bul ko simplifier donc c'est ça le problème ñoom dañoo def benn étude dañoo jàngat dañoo toog Iblis xamal leen ni leen damaa bëgg àdduna bi ñëpp nekk góor jigéen mu développé yaatu ba ñëpp accepté ko ñëpp nangu ko lu ñu war a def ñu ne loolu liggéey bu yaatu la du liggéeyu benn mbir mais liggéeyu plusieurs choses la parce que d'abord da ngay fexe nit ñi accepté ko psychologiquement mooy bi gën a puissant mooy bi gën a intéressant ci combat yi mooy ba nit ki ci boppam maanaam bët bu ñu doon xool góor jigéen dootu ko xool. loolu mooy li ëpp importance ci boo bëggee xeex pour góor jigéen gën a développé da ngay fexe ba nit ñi ñaawteef bu mu doon ñaawteef dootul ñaaw ci seen i bët rafet. loolu nan la koy defee. dinañ ci ñëw da ngay fexe ba nit ñi économiquement ils n'ont pas le choix ñu accepter góor jigéen wala boog ñu koy dem parce que dañ ci gis ay intérêt da ngay fexe ba nit ñi politiquement ils n'ont pas le choix seen i gouvernement dañ leen koy exiger chaque point ci yi c'est hyper important ñoom loolu la ñuy liggéeyee. dañuy chercher ay cause dañuy chercher point yi def ko léegi nag bu mu loolu amee ci lañ defee ñu def liggéey bi ñuy def yëpp ci àddina bi mu yaatu ñu def benn sondage dinañ xool fu liggéey bi toll ginnaaw bi ñu liggéey ay at pour góor jigéen yaatu ci àddina bi dañoo def benn sondage ni nañ xool fu liggéey bi toll bi ñu defee sondage bi mooy ñan dëkk ñoo gën a accepter góor jigéen ak yan dëkk ñoo ko gën a rejeter dans le monde gis nañ ni Espagne moo nekkoon en tête avec 78% topp ci Hollande 77% maanaam ñi nga nangu wax ma ay góor jigéen maanaam ñi nangu ni góor jigéen mën na fi nekk librement di taxawaaw di dem ak ñëw sans aucun problème ñu signé ñu am droit def leen neex yëpp ñu ko dëkk yu ko accepté Espagne 78% la Hollande 77% la Allemagne Angleterre 76 France 75 Allemagne 74% ak ay Belgique yooyu 73 74 75 et cetera. les États-Unis mi ngi nekk 66% moo leen gën mais ñaari dëkk ñoo ko gën a rejeté dans le monde ñaari dëkk yooyu ñooy ex aequo benn bi mooy Sénégal ak Afghanistan ak Sénégal ñoo nekk 3%. choc bu nag loolu la mooy Sénégal dafa paradoxal parce que dañu gis Sénégal ñoo gën a démocratique en Afrique gis nañu Sénégal ñoo gën a ubbeeku en Afrique c'est des intellectuels ay nit yu ubbeeku lañu ay nit yu mën a accueillir nit ils sont pas violents. yooyu yëpp tur yëpp Sénégal daf ko am ba pare ñu fekk Sénégal rejeté ko à 3% gën ko rejeté ci àddina bi loolu moo leen def choc loolu moo def équation mais pourquoi donc la question se pose ñoom question bi ñu posé mooy mais pourquoi Sénégal chaque point chaque question est hyper important du nekk looy effleurer rek jàll boo bëggee xeex sérieusement nag laa wax boo ko bëggee combattre sérieusement bu ñu bëggee def coow nag mën nañoo def coow dem tëdd suñu kër sànni balancer ay mots yu ñaaw
xasante dem tëdd ne la waaye du li ñuy xeex du changé day yokku bu ñu bëggee nag xeex dëggantaan lu ñuy fay dafa laaj méthode ak utiliser sa cerveau matière grise bii foog ñu utiliser xel bañ a demee dënn bu fekkee ne bi ñoo bëgg a wax évacuer suñu naqar génn saaga insulter def la lu ñu neex taal ay pono après continuer góor jigéen di continuer di yokku rek waaye ilaa ñu xeex ko sérieusement pour mu comme ñoom ni ñuy def parce que ñoom nekkuñu fi di saaga ka sànni xeer dañoo toog xalaat naka la ñuy def ba ñëpp nekk ko loolu gën a jafe loolu gën a jafe du ngeen ko nekk mais ñoom dañuy réussir di avancer mais lu tax ñoom ñu réussir di avancer te ñoom bu leen dégg ñu wax yan levier la ñuy utiliser de grâce nañu réfléchir ci loolu bu ñu am cette paresse intellectuelle ñëw simple affaire rek boo génn na sànni xeer doo leen ñu dee du loolu du ko rek parce que depuis très longtemps loolu la ñuy def te lu mi ngi avancé donc c'est quoi le problème bi ñu defee sondage boobu ñoom ñu gis ni dëkk bi ko gën a rejeté c'est le Sénégal moo ko Afghanistan ils ont accepté comprendre nañu Afghanistan accepté nañu ko nañu Afghanistan xamuñu démocratie. le Sénégal lañ mënul comprendre parce que Sénégal ni mu mel ak ñi ci wax yooyu yëpp ba pare ñoom ñu rejeté ko donc ñu indi nag benn point d'interrogation pourquoi Sénégal rejeté ko ñu mën a beneen enquête nañ enquêté loolu lu tax Sénégal rejeté ko bi ñu defee enquête boobu ay sociologue ay psychanalyste ay psychologue def enquête ba dikk indi leen résultat ñu leen Sénégal li tax ñu rejeté góor jigéen benn point rek moo tax ñu rejeté góor jigéen moo tax mënuñu fi développé ñu ko daan ñu leen góor jigéen tabu la ci Sénégal duñ ko waxtaane chaque point dañ ciy def ndànk parce que fii la combat bi nekk combat bi dëgg-dëgg ci lii may wax nii la nekk ñoom ñu leen góor jigéen tabu la Sénégal kenn du ko waxtaane doo ko tudd bu ñoom duñ ko xale bu tudd góor jigéen dañ leen tëj salaam yooyu doo wax lu baax ñoom bu ñu ñàkkee pexe ba di ko tudd dañ naan borom ñaari tur yi bëgguñu sax a tudd góor jigéen dañ naan borom ñaari tur yi bëgguñu sax a tudd moo bi ñun li fekk mu nekk tabu kenn du ko waxtaane moo tax mu nekk mystère moo tax mu nekk lu bloqué moo tax mënul évoluer psychologiquement ci mentalité wu Sénégal yi mënul dem ñu ne ok d'accord comprendre ni léegi la pourquoi ñu ne léegi nag comment faire pour ñu dindi tabu boobu donc deuxième question soog a ñëw c'est-à-dire point par point bu ñu mënul lii ñun booba ñu dem tëdd noppalu quoi bàyyi xam ne mënuñu fay changer tous kooku man maa la ko garanti bu ñu mënul loolu ñun bàyyi nga xam ne mënuñu fay changer dërëm mën nañoo coow rek bu ñu neexee saaga sànni xeer wax lu la naqari saaga ñëpp mais doo changer dara bu fekkee ne bëgg a changer dafa laaj nga utiliser xel dëggantaan ak xam-xam am nañ ko ñu soog a indi deuxième question léegi comment faire pour teggi loolu pour pousser ñu ciy waxtaan ñi analyse def analyse yi ñu leen da ngeen leen di provoquer ci wax bi dañ leen di exciter dañ leen di provoquer comme ça ñoom dinañ ci wax ji dina dëpp commencé fi ni mais comment ñoo da ngeen yebal kilifa gu mag goo xam ne ñëpp koy déglu bu ñëwee Sénégal bu ñëwee cëpp Sénégal ñëpp ñu déglu diw ñëw na message bi muy génnee ñu koy dégg na leen provoquer ci waxu góor jigéen est-ce que seetlu nga baax li ma lay wax Obama ñëw asalaamaaleykum Sénégal gépp di xaar Obama président Obama monde bi yëpp Obama ñëw Sénégal gépp ni tekk di déglu Obama lan la ñuy wax ñun Sénégal bi mu génnee li ñu njëkk a wax mooy fu ngeen toll ci góor jigéen bi muy wax loolu provocation rek bëgg xam nañu pare wu leen provoquer ñoo la gën a xam fi ñu ci toll ñun mën nañu enquête bi xam nañ ko bu yàgg ni nga ko xamee woo ko ne yow ni nga xamee mentalité bi nga am ci góor jigéen yow ñoom ni nga ko xamee ci yow sa bopp xamee woo ko ci sa bopp yow mais instant boobu loolu moo doon rôle dañu ko yow provocation bi lañu soxla nga déclencher machine bi nga xam ne mooy commencé nag affaire bi déclenché nag rouleau bi nga xam ni rouleau compresseur boo xam ne dootul arrêté moo leen di travail ñoom ñëpp formé leen ay góor jigéen fu ngeen toll ci góor jigéen si réew mi coow li tàkk ci Sénégal lañ bëggoon am na ñëpp commencé cee wax booba la ci nit ñi commencé wax coow lu metti li seet li ma lay wax da nga koy xool da ngay seet bu foo demaa waxee loolu ak léegi lu xew ndax booba la coowal góor jigéen jóg ci Sénégal te arrêté tul dootul noppi ñëpp commencé micro trottoir yi salaamaaleykum président Obama góor jigéen yi bu ñu fontoo ñun góor jigéen ñëpp naan góor jigéen léegi nag psychologiquement bi Sénégal ñëpp naan góor jigéen léegi xale yi ñoom ils se posent des questions ñu ngi commencé di xin parce que comprendre luñu li xew lan la baatu góor jigéen da dañ daan dégg nii léegi nag gis nañ ñu ciy wax ñu attirer seen attention ñoom ñëpp jublu orienté wu jublu ci góor jigéen donc maanaam xale yi ñu ngi posé question ñen ñooy góor jigéen pourquoi góor jigéen les questions boobu moo ñëw ci seen bopp yi ñu ne rek c'est le moment de faire la promotion de góor jigéen deuxième étape boobu moo ëpp importance encore maanaam li ñu bëggoon am nañ ko mooy attirer l'attention ba xale yeegi seen li ndaw ñëpp naan ana góor jigéen yi ñan ñooy góor jigéen maanaam dans leur tête bu waxuñu ko ni ci kaw mais ci seen xel ñu ngi naan waaw góor jigéen ñan la ana góor jigéen yi lan moo tax ñu nekk ay góor jigéen léegi ñoom ñu ngi posé ay questions yoo xam ne yow xamuloo ko yow bàyyi bi yow mag ji yow bàyyi bi yaa ngi toog yaa ngi wax rek
waaye si nga bu ñu fontoo góor jigéen yu bon yi fii la nekk ñoo fi def lii sa rakk yu ndaw ak sa doom yi di la déglu quoi di la dégg ni ngay wax ñoom ñu ngi posé ay question seen xel te yow yëgoo ko ñu ngi dox ay ngan di question ñoom ñu ne ñoom nag ñu wax ak xale boobu ñoom comme xale bi mi ngi laaj ñoom ñu tontu ko yow waxoo moom yow waxoo ak sa doom bi mais ñoom ñuy wax ak sa doom ñoom daal ni léegi def leen promotion wu góor jigéen à travers yi xale yi bëgg ñu ne ko yan mu leen film yi cinéma sport yëpp musique film yëpp na am góor jigéen ngeen def en sorte que góor jigéen bi dañ koy apprécier si gis nga travail psychologique la ci bopp xale bi léegi xale bi bëgg waykat bi nga xam ne ay millions de xale dañ ko bëgg ñu wane ko mu jékki-jékki gis benn góor jigéen daw si ñëw ànd ak moom mu laxasonteeg góor jigéen yi fóonanteeg ñoom góor jigéen yi jox ko xaalis xale bi bëgg waykat boobu ba nga xam ne boo gisee day jooyi bu gisee góor jigéen yi takkalu xale boobu moom dootul bañati góor jigéen xale boobu parce que da leen di bëgg ndax dañoo bëgg ki mu bëgg da leen a bëgg gis nga loolu yow mii sa doom boo gisoon benn wëyu buy taxawaalu ci mbedd bi di gens day tuux day def lu bon lu ne bandi la sagaru bandi buy taxaw nga jéppi ko xool ko nii rek neexul nga jéppi ko benn bis ñu la pourtant yow ni mu bëggee sa doom ji fu mu gis Mouhamed da koy fopp yóbbu si bitig bi jëndal ko ay affaire automatiquement rek yow ce qui day changé ci moom bët bi ko doon xool day commencé di changé ah bon nga commencé boo ko gisaatee nii di nga mën a wax di nga wax ça va na nga def di nga ko nuyu c'est la vérité parce que bëgguloo ko sa doom nga bëgg ku bëgg sa doom rek nga bëgg ko moo tax nit ku mu bëgg ku ko bëgg mu bëgg la moo tax waykat bi xale bi bëgg ci xolam bu gisee góor jigéen yi bëgg ko mu bëgg góor jigéen yi xale bi bëgg góor jigéen yooyu dootu leen bañ donc mentalement xale boobu mi ngi accepté góor jigéen te yow bàyyam yëgoo ko psychologiquement gisatu ci ñaawteef gis na ñi mu faa ñëpp ñi ngi jaxasoo ak ñoom moom ñaawteef bi nga ci moom gisee moom gisatu ko ci te yow yëgoo ci dara ngay coow rek yow ngay wax ci kaw rek mais moom muy liggéey ci suuf xale bi seetaan film boo gis am na góor jigéen boo xam mooy joué loolu nit ku baax ki seen novelas yooyu yeneen xeet film yooyu day am benn nit bu xam nga xale buy seetaan film moom seetaanul film benn réalité bu muy dund la douleur yi ni am naqar yi maam dafa réel ci moom film bi ñu seetaan c'est réel du ay film moom seetaanul film moom da koy dund day jooy day am lu ko naqari day ku tëdd nelaw ndax film bu mu doon seetaan gis nga am na benn film bu mas a daw benn dëkk boo xam ne acteur bi dañ ko tëj prison ba mu yàgg mu yàgg ci prison bi de trop ñi seetaan film bi seen xol bi naqari ba mujj ni ñu génn di manifesté wu nañ ko libéré diw te film la rek pourtant gars yi modifié film bi rapidement libéré waa ji ko pour nga xam ni impact bi mu am ci ñoom seetaanuñu film réalité la ñuy dund léegi xale bi seetaan film bi ki mu bëgg ci film bi kiy souffrir ci film bi mooy ku baax ki mooy ki nga xam ne il est gentil il est beau elle est belle dafa et cetera magnifique am tristesse baax papaam dee na yaayam nangam ñu yàqal ko lii diw daf ko bañ ñëpp xeen ko ñëpp bañ ko di ko toroxal sa xol bi jeex takk yow miy seetaan film bi xale bi koy seetaan xol baa ngi jeex takk ñu ngi ko yërëm am lu ko naqari ñu jël ko tëj kaso mu nekk ci prison bi kenn dimbaliwu ko benn góor jigéen jógee fa la ñëw génnee ko ci prison bi jour boobu ni ngay kontaane xamagoo ni góor jigéen la mu ñëw génnee ko ci prison bi yóbbu ko këram ndeysaan nga bëgg ci waa ji kontaan ci moom mu jëndal ko oto mettre ko à l'aise xeex jël dossier yi dem ñafe juridiquement ba libéré ko gars yi libéré ko muy ñafe ñoom ni ngay bëgg ci kooku xale bi koy seetaan ak yaay yi ñu bu ko defee yaay ji day commencé bu ñu koy seetaan bu ñu koy commentaire ñoom famille bi ñoom diw moo ko génnee prison diw moo ko sauvé Jacques la wala je ne sais pas Madeleine la je ne sais pas tout ce que vous voulez diw moo ko génnee prison non dafa baax diw koy dafa baax diw moom ñoo xam baax ci fin bi bu ñëwee ba waa ji génn ba mu stable da waa ji génn ay signes yu ndaw ndànk-ndànk ñuy remarqué ni mais kii dafa mel ni góor jigéen la ba saa ñu découvrir ni daal lentement góor jigéen la du am benn wax du am communication du am waxtaan duñ ci wax sentir nañ ko rek xale bi gis nañu góor jigéen la quoi sa doom di koy seetaan gis na ni waa ji ngay tàcc sa papa naan sa papa ak sa yaay naan dafa baax daf ko sauvé mu bëgg waa ji kontaan ci moom waa ji góor jigéen la gis nga cofeel googu bëgg bi mu bëgg góor jigéen boobu ndax ni mu génnee ni mu ko sauvé ni mu ko libéré ni mu génnee ki xolam doon dagg ki mu bëgg attachement boobu jour boobu lay nuyee parce que cofeel ak mbëggeel dëggante ma góor jigéen dootu ko détesté même bu ko accepté wul dootu ko bañ kooku bu subaa bu ñu ko voté góor jigéen mën na ko voté oui parce que yow sentiment bi am moom amatu ko combat boobu moo nekk ci cinéma bi moo nekk ci musique bi moo nekk ci sport yi sportif yi ñu sol ay arc-en-ciel nangam donc méthode boobu la ñu utiliser pour nan la ñuy defee ba liggéey ci bopp nit yi inconsciemment nit ki accepté góor jigéen beneen bis topp mooy yow dañ la ko nanguloo te yëguloo ko yow yëgoo ne nangu ko te da nga ko nangu mooy yow bi Obama ñëwee néew leen góor jigéen da ngeen koy bàyyi mu am droit taxawaalu ci dëkk bi
waxul loolu daf ne leen góor jigéen da ngeen koy signer kayit mu am droit mariage nga ni du fi amee kayit yow waxatoo waxi ni dana nekk ci dëkk bi dox de yow da nga naan du fi am kayit loolu ngay marché yow miy wax yow loolu ngay kaas du fi am kayit dana fi am kayit du fi am kayit yow loolu ngay kaas mais yëgoon yow kaasoo ni waru fee exister te da ngaa war ni warul nekk ci kaw suuf si dañ ko war a rey maanaam ñun loolu la ñu war a kaas mais ñoom dañu ñëw jàll yóbbu baa bi ci beneen niveau boo xam ne yow loolu ngay kaas pour que doo egsi fii maanaam damaa bëgg a jàll ci chambre à coucher bi damaa bëgg a toog ci salle bi je veux dire ci salon bi laa bëgg a toog ma dikk ni la non man ci biir chambre ba à coucher ba laa jëm ñu ne ma non non doo fa egg man leen suy fa lay egg ñuy coowaloo doo fa egg da nga fa egg bu yàgg ñu bàyyi ma ci salle bi ñoom jàpp nañu am nañu victoire fekk man salle bi laa doon visé maa ngi ci biir kër gi bi ma ñëwee man damaa bëgg ñu bàyyi ma toog ci salle bi mais xam naa su ma duggee ci kër gi damaa bëgg a dugg ci toog ci salle bi dañu am doo toog ci salle bi donc damay laaj plus que ça dama leen damaa bëgg a jàll ci biir néeg bi laay toog ñu ne ma doo toog ci biir néeg bi biir néeg bi kay man may kaas ak ñoom ba mujj ñu bàyyi ma ci salle bi bu subaa bu ma toogee ba mu foofu ba mu wóor ma ne salle bi dëgër na ma ne armoire bi foog ma tijji ko ñu ne ma doo ko tijji ma dugg ci biir néeg bi damay tijji armoire bi doo ko tijji dama koy tijji doo ko tijji bu jàng ñu bàyyi ma toog ci biir néeg bi noonu ngay avancer étape par étape c'est-à-dire nit ki moom ni ngi reculer mentalement te du ko yëg yow yëgoon ni yaa ngi avancé ni ngi mel nga toog nit ci banc mu lay buux par ndànk doo ko yëg doo se rendre compte par da ngay jékki-jékki gis ngay daanu nga gis waaj daf la buux quoi lentement mais sûrement lay avancer ak yow donc c'est ça le vrai travail bu fekkee ne ñun dañu am benn paresse intellectuelle dañoo tayal ci loolu dañu gis ne loolu c'est compliqué kon donc mën nañu continuer rek di yuuxu di wax. mais là le combat est perdu d'avance kon parce que sur le plan politique l'État interdire ko terewu ko amul problème ak l'homosexualité sur le plan aussi psychologique wax nga sànq yow dépassé nga cadre tolérance dañ ko accepter parce que tolérance am na limite mais l'acceptation mooy da nga koy jàppee nawle ni yow. mais évidemment yi nga am moom la am àq yi mu am moom la am. nga ni aussi sur le plan politique sur le plan social et sur le plan culturel même. Même sur le plan aussi audiovisuel parce que li nga wax léegi dépassé na cadre. mais évidemment rek ñu on est attaqué. film yi ñuy seetaan. tel film yi tel novelas yi. nos célébrités et tout. donc loolu c'est pour le monde entier mais Sénégal ci biir àdduna bi. donc da ngeen a bay acteur yi nga xam ne mooy gis ak film bi nga bëgg ko naw ko da ngay découvrir ni carrément góor jigéen la mais mbëggeel bi rëcc na la ba pare donc dafa mel ni carrément dafa mel ni comme si que ñun le combat est perdu parce que wax ko léegi ñee newuñ ci ay wax newuñ ci ay tâtonnement newuñ ci lambaat ñoom li ñu def dañ ko maîtriser dañ ko gëstu ba am ba pare dañ ci mettre aussi les moyens mais xoolal waa léegi ñun léegi fu ñu jëm xoolal coow li bi mu tàkkee ci Sénégal nii benn professeur ñëw proposé ci seen bac blanc bi benn texte formation góor jigéen malgré coow li pourquoi ce moment là mu koy def mais loolu ministère de l'éducation actuellement daf ko waroon ragal sax maanaam tey jii su ko naroon def coow li ni mu tàkkee ci Sénégal su ko naroon def dafa ni ay texte dinaa ko denc ba mu passé parce que temps yi moom coow li dafa bare ci góor jigéen day wane carrément li ñuy coow ni dérangé wu leen wala dañuy yokk di foofu da leen non dañuy liggéey rek c'est-à-dire dafa bokk ci liggéey bi mooy di leen proposer ay affaires yoo xam ne ñoom xam nañu du ngeen ko accepté tey du ngeen ko accepté mais dañu bëgg d'ici 2 ans 3 ans ngeen accepté ko mais tey ngay commencer le travail xam nga booy yooyu ma la wax xale yooyu yëpp nga xam ne dañoo bëggoon benn waykat bi tax ko góor jigéen xale yooyu am ay 18 ans 15 10 ans sax 10 ans ba 25 ans xale yooyu yëpp am 10 ans ba 25 ans bëgg waykat bi bëgg góor jigéen ba xale yooyu accepté góor jigéen ci seen xol te yow yëgulu ko yow bàyyam ñu lay romb di dem nii rek di dem ak a ñëw ba ne góor jigéen mu du wax dara quoi du ci wax dara yow xamoo si dara tu penses que ni moom kii fekk yow xamuloo ban mentalité la am xamuloo sa doom ak sa rakk yi xamul nekk seen bopp yi de xamoo ko te tu penses gisoo ko daal yow li nga ko da nga gis muy dem ak a ñëw nii rek di ñëw quoi moom mi ngi waxtaan ak ñeneen mi ngi jëflante ak ñeneen mi ngi wax ak ñoom ci réseaux sociaux yi mi ngi jëflante ak ñoom d'une manière directe ou indirecte mi ngi communiquer ak ñoom constamment ñoom ñu ngi waxtaan moom di ko orienter ci li ñu bëggee di ko tegal ay affaires yoo xam ne xamu ko sax mais juste pour di def benn travail psychologique ci moom boo xam ne daf koy permettre mu accepter mu rafetal li ñaawoon ci ay bëtam li seytaane wax ne dinaa ñaawal dinaa rafetal li ñaawoon ci ñoom li seen i ñaawteef danaa ko rafetal ci seen i bët moom muy def loolu te yow doo ko yëg yow yëgoo ci dara xamuloo ko donc da ngay jékki-jékki benn gis rek mu apparaître rek indi beneen jikko boo xam ne doo xam loolu kooku d'ici quelques années bu ñu demaatoon d'ici 5 ans maximum 10 ans ñooñu ñooy voté ñooñu ñooy nekk assemblée nationale peut-être ñooy nekk ay député bu boobaa bu ñu leen góor jigéen mën nañu ko voté xam nga benn waaye dafa dikk ni ma je pense que dañu waroon jël affaire bi yóbbu ko assemblée nationale ñu voté non mu jeex ma ne ko ku la wax ne dañuy voté non ma ne ko man wóoluwuma ne bu ñu demoon assemblée waa assemblée député dañuy voté non je ne suis pas sûr man ko je suis pas tranquille man loolu la moo tax ñun tranquille ci effectivement man ko ñun ñëpp wóoluwul li tax ñuy tëb ni kenn doo fi voté dañoo wóoluwul dañoo gëm ni bu ñu ko fa voté wóolu te ngaay voté oui accepter l'homosexualité accepter l'homo dañ ko yóbbu assemblée nationale est-ce que c'est sûr
que ni est-ce que alors c'est sûr que yow mën nga garanti bu ñu demee assemblée député dañuy voté non majorité bi loolu ci leer. ñoom sax dégg ñu leen prononcé wu ci te d'habitude problème bu daan am dañoo nekk ci prononcé wu nga xam seen position bien avant. effectivement moo tax nag ñoom waxuñu ci. mais léegi d'habitude loolu côté nguur gi la mais opposants yi ñoom aussi daanaka kenn déggu leen ci def. mais ku ciy wax parce que xam nañu li nekk derrière ki taxaw ni France damaa bëgg diw ak diw ak diw ak diw ak diw mi nga xam dañuy xas góor jigéen ñi bu ñu ñëwatee France ça veut dire que ni kooku moo diriger France ak Europe yëpp. ak Europe yëpp ça veut dire que ni ñooñu ñoo diriger Europe ñooñu ñi ngay gis Europe boobu ngay gis noonu waxuma la dirigeants africains yi de grâce dirigeants européens yi ay marionnettes lañ. waa Europe. le vrai gouvernement mooy ñi nga gisul mooy ñi la Bernays di wax bay dellu soit wax boobu dañuy wax toujours le vrai gouvernement c'est le gouvernement du nouvel ordre mondial le vrai gouvernement. waaye léegi ñun nan la ñuy xeexee ak ñoo xam ne gisuñu leen dégguñu leen xamuñu leen ñoom ñu am ay pexe ñu am ay moyens financiers ñu am aussi ay moyens matériels mais aussi ñu am ay moyens mystiques parce que wax nga ko sànq sur le plan mystique ñoom daf mel dañ ci taxaw. léegi ñun lan mooy suñu ay levier maanaam ñun bu ñu bëggoon a jug jàmmarloo ak ñoom xeex ak ñoom bu ñu bëggoon préserver li nga xam ne moom la Sénégal am ci ay jikko yu baax léegi ñun yan porte sortie la ñu am wala le combat est perdu d'avance. non bi ci jëkk mooy fexe ba ñoom méthode yi ñuy utiliser yëpp wax ko ba ñëpp xam ko loolu mooy arme bi gën a efficace. nga xam ne bant bu ñu yëkkati rek xam nga li tax ñu yëkkati ko xale yëpp xam ko xale bi li tax ñu yëkkati bi loxo bant bi pour nanga ba tax. kon coow lu bëri bi baax na ci. mais au bon sens le fait que gars yi dama génne ne carrément am na benn agenda bu ñu fi commencé développer depuis 2016. mais 2026 la jëm donc coow loolu noonu. effectivement waaw maintenant le travail ni muy demee sur le terrain parce que travail bi nii fexe ba gouvernement yi voté wala nangam du ñu gën a dangereux parce que du gouvernement yi accepté nañu ko gouvernement yëpp ko accepté benn bañu ko ci dañuy coow rek gouvernement yi dañuy nekk ci diggante benn presse nii dañuy ne am problème société bi c'est-à-dire population yi dañ leen di teg exercice ñoom benn pression ñële tamit seen i kilifa ya nekk ci kaw di leen jox alal yi ñuy dundal seen réew di teg exercice ñoom tamit benn pression seen kaw moom bu doon gouvernement yi rek bu ñu leen voté dañu naan voté leen ko parce que ñoom li leen di jox ñi ñuy dundee li ñuy développé seen réew li ñuy tax ñuy fay salaire ñeneen ñi koy jox alal jooju fa muy jógee ñu jël bailleurs de fonds yi am FMI banque mondiale ñeneen ak ñeneen ñëpp seen i góor jigéen ñooy tax état yi di am xaalis ñooñu la moo tax ñooñu ñemewuñu ñu leen déedéet mais li ngeen man mooy da ngay nuancer rek pare bu ñu ngi ciy liggéey pour l'instant esprit bi moo tax marche yi population yi def c'est important xam nga pourquoi c'est important mooy arranger gouvernement bi gouvernement moom lay mën a brandir ñeneen gis nga population yi pare guñu amaguñu mentalité boobu may leen ma temps le temps que ma liggéey ci comme ça d'ici quelques années dañ trouver ay solution ba ñu mën ko accepter bu ko defee ñu may ko temps moom tamit chercher à gagner du temps mën a maintenir relation ak ñoom di jot li muy jot ba mandaam jeex mu disparaître bàyyi fa keneen kooku bu ñëwee jéem a gérer loolu kii di kat dafay fekk pression bi gën a diis ci kaw mais moom ñoom ñu ngi koy def xam nañ ni kii dafay xool nu mu ci génnee xam nañ ko dofu du ñay dof c'est pas des idiots xam nañ ni président bi dañuy mbiicoo mbaacoog ñun pour gagner du temps ba mën a génn dem yoonam parce que xam nañ bu defee nii population bi mere ko bu defee ne ñun ñu mere ko moo tax dañ jéem a jouer benn jeu rek nii rek lay def ci diggante bi non fii góor jigéen amu fi benn problème ils sont libres bu leen neexee dem mais nag voté guñu loi bi kenn mënu ko fi voté pare guñu pour loolu et cetera. donc su ma comprendre bu baax la seule arme bu ñu am mooy la pression populaire. exactement mu nekk un combat permanent duñ ci jug. voilà parce que suñu ay président su ma la comprendre bu baax li ñu am mooy ñun dañuy génne image yi ñuy def marche yeeg pétition yi am ak yéen brandir ko gars yi mooy la communauté internationale wala leen carrément man d'accord naa ak li ngeen bëgg mais sama waa réew pareeguñu xool leen preuve yaa ngi nii donc en quelque sorte ñun nii lañu mën a def pour mën a. exactement moo tax manifestation yi. waaye léegi bu fekkee suñu ay gouvernants aussi ñoom ñi ngi wax ne carrément am nañu si d'accord ñu si mais à côté aussi ñuy signer ay loi wala loi bu bees bu génn rek ñu dugal ci benn point boo xam ni dafay promouvoir l'homosexualité mais est-ce que loolu aussi nekkul benn paradoxe benn contradiction. mooy jeu bi ma la wax moo tax ma ne la mooy jeu bi ma la wax moo tax ma ne la dafay jouer day am yu mu accepté ci suuf am yu mu bañ am yu mu wax ci kaw am lu mu wax ci suuf day am lu mu wax ci kaw am lu mu wax ci suuf mais gouvernement yëpp noonu la ñuy def di même gouvernement des États-Unis noonu lay def gouvernement France sax noonu lay def ñoom pression bi ñuy subir ñoom tam dañu koy subir ñoom tam dañuy subir même pression yi am na benn ministre les États-Unis benn premier secrétaire général secrétaire d'État n'est-ce pas loolu la di des États-Unis bi ma soon dem fële ci dëkku comment dire Corée du Nord ci mu defoon benn visite Corée du Nord quoi ci seen président boobu dictateur yooyu bi mu demee waaw Kim Jong-un bi mu ñëwee si dëkk bi
boo ñëwee ci seen statut papaam bi ak statut moom ak statut maamam boo ñëwee foofu da nga ko war a sujjóotal da nga war a prosterné wu ci devant ci statut yooyu quoi incliné wu. léegi daam bi nee na bi ma ñëwee nee na il fallait que ma incliné wu parce que bëgg naa li may négocier fii ma mën ko am mën ko réussir parce que su ma ko deful dañ koy rejeté duñ ko accepté te su ma incliné woo population Amérique bi attaque bi damaa incliné wu devant statut wu ay dictateur quoi mu ne ma bi ma ñëwee j'ai fait une inclination au juste milieu pas complètement mais tamit ba ñu maa incliné dama dafa nii maanaam incliné wul carrément mais daf ko séddale ci digg bi quoi gis nga. dafa trouvé benn compromis. benn compromis entre ñaar yi xaw a incliné wu nii légèrement rek mais mënul bañ a incliné wu à 100% mënul incliné wu totalement. gis nga ni muy joué noonu. comme les États-Unis yooyu seen bopp ñooy def loolu sàkkantuma ak ay Sénégal ak Burkina Faso yu kenn xamul nga xam ne du ñu dëkk yoo xamante ni si amuñu sax souveraineté donc ñooñu même France googu libre ña taxaw ni France ak Europe gëpp ñu leen ñii ak ñii bu ñu ñëw ci Europe waaye ñooñu ñooy yem sëñ bi loolu du ngeen taxaw ñu xalaat ci ñooñu moom France ñooñu ko yëf bu ñu di proposé dañuy imposé. mais est-ce que loolu nekkul benn association comme ñun rek comme ànd sàmm jikko yi pression bëgg def état benn association benn simple association buy défendre l'homosexuel ñoom aussi ñun nañ jéem mettre la pression tout comme waa Sénégal ñu mettre la pression à notre gouvernement. mais évidemment association mais seen i kilifa ña leen moom ña leen di manipuler ña leen di yabal c'est le nouvel ordre mondial. le nouvel ordre mondial gouvernement wu nouvel ordre mondial boobu. ñooy am groupe bu jóg ci ñooñu ngay nekk ci ñooñu ngay wax ñooy jox mais kàddu yi ca ñooñu lay jógee kaas leen lii wax leen lii réclamer leen lii ñooy def le travail ñi si des dañuy rek ñoo yor économie bi àddina bi ils représentent 1% de la population mondiale et ils ont 99% de l'économie mondiale 99% de l'économie mondiale 1% de la population mondiale ñoo ko détenir benn 1% bi le 7 milliards de personnes yëpp di xëccoo pauvreté moo tax àddina bi am pauvreté mais le monde est très riche la pauvreté n'existe pas dañ ko inventé pour pouvoir manipuler les gens on a créé la pauvreté pour pouvoir manipuler les populations moo tax ñu récupérer alal yooyu du ut alal xalal mu tax parce que am nañ ko mais dañu bëgg téye ko alal ji téye ko alal yëpp ñu téye ko bu ko defee ngeen soxla ko ñu mën leen fii ngay jonkan ñu jox la ko fii ngay taxaw ñu jox la ko ñooñu mooy nouvel ordre mondial dañuy dem tuuti nouvel ordre mondial boobu soit nga accepter dund ci mën a développer perdre say valeurs soit nga rejeter ko jéem a conserver say valeurs dund pauvreté extrême li si ñëpp préparé wu lu leen jaral rek ngeen def ko soit nga accepter nouvel ordre mondial ngeen développer am ay gratte-ciel am ay avions tout ce que vous voulez mais da ngeen di perdre seen diineeg seen i dignité ak seen i tarixaak seen i valeur ak yooyu yëpp day évaporer day disparaître soit ngeen rejeter nouvel ordre mondial ngeen vous allez vivre l'extrême pauvreté peut-être ngeen conserver seen i dignité ak seen religion ak seen i tarixa dañu nit ñi réfléchir bu baax